ci kàddu yu njëkkaaluñ seen Serigne Saliou Gueye dafa nag sàkku élection yi xam naa ñu ngi ci dernier virage yi ñu amal ko ci anam gu mu gën a amee transparence coow ba ju cee am te loolu mi ngi koy sàkku ci kilifa yi. waaw mais xam nga man fàttaliwoo élection boo xamante ni am na ci réew mi. sans pour autant moo am genre kuréel yu mel nii surtout ci li jëm ci problème de violence wala problème transparence mais xam nga problème transparence waroon nañ ko mën a régler depuis bi nga xamante ne samp nañ ONEL après mu am beneen kuréel goo xamante ni Sénat moo ñëw wut si ko mais tey bu ñu xoolee li gën a manqué mooy une autorité indépendante boo xamante ni moom mooy gérer élection yi parce que bu fekkoon tey loolu am na confiance bi dina gën a mën a am entre les différents acteurs surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ak ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi mais Macky Sall bi mu ñëwee au pouvoir dafa dindi li nga xam ne moom la fekkoon comme héritage Abdou Diouf héritage Abdoulaye Wade moo di tàmm nañ ne léegi élection su ñëwee day am une autorité indépendante ñëpp jàpp ne farul fenn moom mooy lijjanti lépp lu jëm ci élection yi Macky moom ba mu ñëwee ba léegi dafa jàpp ne c'est son ministre de l'intérieur ci boppam moom moo war di jiite élection yi te ba mu nekkee ci kujje gi da doon xeex loolu pour que moom autorité indépendante je crois que tey li gën a war a mën a indiwaat la question de la transparence moo di il faut ñu delloosiwaat loolu xam nga Sénat bi fi nekk nii vraiment amul doole boobu il faut qu'on renforce le pouvoir ba mu nekk une autorité indépendante mu genre CENI boo xamante ne ni tey bu élection amee moom moo koy organiser de bout en bout ministère de l'intérieur day koy accompagner tout simplement mais malheureusement loolu amul moo tax tey kuréel yu mel nii aussi ñu koy mettre en place te toujours boo xoolee dans le fond il y a toujours des craintes de violence parce que transparence fu mu amul rek dafay jur violence moo tax il faut tout pour que transparence mën a am mais li ci mën a am daal moo di élection moom c'est une fête de la démocratie nañ jàpp ne daal bu amee fête démocratie la fête démocratie la su amee dafa war a jaar ci yoon leer ci bopp ñëpp gi nga su jaaree ci yoon leer ci bopp ñëpp li nga xam moom la ñuy craindre yëpp du ci am mais su fekkee dafa am lënt rek parce que légitimité aussi boo ko bëggee jël rek nit ñi dañuy fippu mais bu ko leree ne yow légitimité boobu amuloo ko parce que démocratiquement carte yi war na ne amuloo légitimité boobu su boobaa violence bi ci boppam dina mën a écarter wu mais tant que loolu amul problème yi dafay dellusiwaat rek moo tax il faut que nécessairement élection yi bu weesoo ñu instauré waat une autorité indépendante boo xam ne ni moom mooy gérer lépp lu jëm ci mbirum wote jëm ci wàllu organisation bi surtout Hadj Mansour fàttali leen ne itam ne député yi nar a ñëw ci 14e législature yi seen liggéey fas yéene na bëri lool ak ressources naturelles yi nga xam ne xëy na exploitation beeg répartition yi ñoom ñu ngi leen di xaar ci liggéey ba moom fàttali na ne député yooyu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. su ma déggee ñuy wax député yi liggéey bu nar a metti ndax ay ressources naturelles Mohamed ñu koy wax ci yenn ci ay organisation ay association la presse damay sax jaaxle dafa mel ni ñun ñoo ngi soog a am ressource naturelle dafa mel ni pétrole rek la Sénégal moom la ñu wax ni day feeñagul sax Sénégal c'est-à-dire caaxaan baaxul Sénégal ban at la commencé exploiter or sëñ Saliou ban at est-ce que pétrole moo ëpp valeur or Sénégal ban at la commencé exploiter phosphate lan la leen njëriñ ba léegi phosphate bi Sénégal ñaata ci quantité lay exploité ci zircon nan lañ koy soxlaa bu du woon gazu toobeen bi du tàkk doo yëg ni Sénégal commencé na exploiter gaz depuis très longtemps béton bu noir ak weex bi kese mën na tax ab réew développé parce que du ñëpp amuñu ko te ñu ko soxla dafa bëri Sénégal am na weñ gu ñuul Sénégal lépp luy ressource am nañu ko pétrole bii ñu lawti moo ci mujjee feeñ te bari na ay réewu Afrique yu am pétrole bu yàgg di ko exploité te ñoo gën a ndóol Sénégal yëf yi gestion la ni ñu téyee suñu phosphate bi téyee ko or bi téyee ko weñ bu ñuul bi téye def ko gerte gi suñu ko defee pétrole bi day tax Sénégal gën a ndóol gerte moom nuñ ko doon woowee or lañ ko doon wax gerte ay jamono ñaata ni ñoo doon dund ci gerte ak traite ci Sénégal tey dafay appauvrir ñi ci yëngatu gis nga yëf yi gestion la ak ki koy jiite xam ko te ñu bàyyi nit ñi ñuy lëndëmal ñun tam dañu ñuy politique yi dañ ñuy orienté ak ñi ñuy wax ñi benn pàcc ci société civile nga xam ni xamoo fu ñuy defee seen ay rencontre xamoo ñu leen di sant rencontre yi xamoo ñuy financer rencontre yi xamoo fu ñuy orienté seen communication jëmale ko fa ñu topp leen noonu rek mais dañ leen taxaw seet leen gayen Sénégal yàgg naa exploité lu pétrole ëppul valeur te feeñul ci sa dund feeñul ci sama dund ana Sotiba ana beneen bi nekkoon Pikine nu mu tuddati Simpafric Simpafric lépp tëj na ana usine bi doon defar saabu ana bi doon defar almet
léegi almet sax da nga koy jéggaani. c'est-à-dire dëkk boo xam noppiwuñu pour lépp lu fi taxawoon ñu dooleel ko téye ko. lépp lañ ko nërmeelal. am beneen business bu bees boo xam ni ñaata usine ñoo fi exploité ciment ñoo fi defar ciment. Sénégal la ñu implanté fu ñu jëlee xeex bi ñu defaree ciment Sénégal. lépp Sénégal la ñu koy amee lépp fi lañ koy dajalee. am na ci usines yooyu yoo xam ni ba léegi nii ma waxee ak yow ñu ngi récolter seen ay milliards te ci côté réglementation sax nekkaguñu à jour. juridiquement. et c'est très dangereux. c'est-à-dire que il faut ñu arrêter di foowee ak suñu intelligence quand même. xaalis bi nañ ko def ci askan wi la ñu wax. ñu gis ko mi ngi noonu Hadj Mansour ñu fàttali sax ne caravane grande coalition gëm sa bopp ci campagne gi mu nekk moom it jamono ji ci non au troisième mandat mi ngi jamono ji ca Tëngéej ca tey nag ndaje bu am solo lay def ak coalition boobu di aar Sénégal te it ka koy incarné wala ka ca bokk ñu ràññee ko lool di docteur Abdourahmane Diouf daan ci dikk ci kanam ak sunu naataango Alassane Balde ñu wéyal xibaar yi ak collectif société civile organique wuyoo acteur politique yëpp ci ñu am ak teg dal ci élection yi nga xam ne ci la ñu ko jëm ni ki tey lañ doon amal ak janagooy tasul xibaar yi membre yi wax nañu ne daal violence yi nga xam ne nemmeeku nañu ko fan yi war nañ ko mën a dakkal waaye itam kàddu yu ñaaw yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci diggante acteur politique lu ñaaw la te loolee mën naa am ak jeexital ca noonu itam lu ñuy wax mooy daal di andi ay solution ci saa si tembe jafe-jafe askan wi moo ëpp solo ñu teewlu ci Abdoul Aziz Sow Dabakh Madani Marega ma ñu teewaloon foofu la ci boobu lañ ndaje. des campagne électorale ñeel législative yi jeex kuréel gi ëmb société civile organique di naqarlu violence yu ñu ci nemmeeku yi. yoo xam ni kilifa du ko wax kilifa dafay xam nu muy waxe te ñun suñu kilifa yi ni ñuy waxe day taal réew donc nañu bàyyi loolu on les appelle ñu ñëw dans la raison moo war a tax ñu wax bu dal xel wax boo xam ni dafay dellu ci suñu cosaan nañu daan waxee. ñi leen ne lu war ci acteur politique yi mooy ñu indi saafara ci jafe-jafe askan wi walis ñuy amalay violence saa su ne. inondation yi mi ngi rey nit ñi benn ñaareel ba cherté de la vie bi inflation bi mante frais sax yokku na xale yi amuñu xëy ba ñu ngi dugg ci gaal gi di dem guddeeg bëccëg suba ngoon waaw loolu bu amee est-ce que ñi ñu dénk réew mi ak ñi nga xam ne dañu bëgg réew mi waruñu taxaw di wax loolu. ni ñu dooree seerum ndaje noonee la ko ñi yor kaaraange université dakkale ndax ku autorisation ci seenu kàddu. autorité universitaire yi ñëw nañu bundu xataal ñu ni ñu da ngay di génn par force bu ko defee wala ñu utiliser renfort ñun nag kenn duñu xooxatal. collectif bi di sàkku ci askan wi ñu voté ci jàmm ak dal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet di bisu élection yi. Abdoul Aziz Sow Dabakh jërëjëf baat yi leen di jagleel sa su bés bu yàlla sàkk ci assemblée nationale tey nag dañoo tànn lever immunité parlementaire dégg nañu ko lu bare bari ci 13e législature bi ana lan lay tekki ki ñu ci àndal moo di Doudou Wade ancien président du groupe parlementaire libéral démocratique ñu teewlu ko. didi kiraayu député maanaam li ko muur moo di mais boo dindee muuraay bi mooy deseetul dara député ci boppam mën na demander ñu lever immunité parlementaire yu député mais justice bi tamit mën na demander ñu lever immunité parlementaire yu député même Khalifa Sall moom ci boppam li mënoon na def résolution bind ko signé ko moom ñu demander ñu suspendre ses poursuites te bu ko defoon ci jamono yooyu normalement moom dafa war a ñëw ayol boppam wala mut ko wala ayol mais du woon lever immunité parlementaire donc lever immunité parlementaire bu amee comme ni ma la ko waxee léegi dafa am kenn moo koy signé wala ñaar wala ñett ñu yóbbu ko assemblée ñu créé benn comité ad hoc comité boobu daje def rapport ñëw ci biir assemblée bi ñu adopté ko. ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom président Doudou Wade mbokk yi ñu tàbbi ci seen xalaat.